Ajaratu Awa Diop Ndiaye Diagne nga ne tey Diassir la ñu fas yéene waxtaanee. waaw Diassir la ñuy waxtaanee avant ñu commencé bi ma koy bind sax coach moom mag ma naa mel ma ne ko waaw waxtaanee nañ ko waaye comme que askan wi ñoom dañoo safoo leeru jamono te lépp fii lañ koy leerloo ñu laaj waaj ko ñu indiwaatal leen ko rek fas yéene ko waxtaan ni tey nag waxuñu infertilité waxuñu leneen dañu ne Diassir olof bi la doon laaj pagaw su loolu la ma njëkk a wax tur ba ca wolof balaa coach duñu attaqué dafa ñu attaqué waaw bu leen di fi indati lu ngeen mënul wax ci olof voilà tey nag wolofal nañ ko waaw léegi nag ne xam naa ne su ñu waxoon Diassir kese expliqué wuñ ko du comprendre xadi colonel rek bu ko mën a gérer coach bàyyi naa kook moom Pagasu tey comme ni ñu ko waxee soxna yu bëri dañuy dund li ni mel di ko jàmbat saa su jot mais li leen di gën a sonal peut-être du ñoom kese mais pesanteur sociale bi ci nekk tey jii ndax fii Sénégal tàmm nañu ku fi sëy at rek te gisuñu la nga jàmbat di waccoo kii ni mel ñu tàmbale laa catalogué soxna yu bëri tey ñi ngi jànkonteel ak li ni mel tey jii lan mooy problème bi problème bi c'est que nit yi amuñu information bu doy dégg nga ñaar nit yu sëy dégg nga problème bi mun na nekk de part et d'autre mais souvent ñun africains yi bu couple bi amee rek kenn affaire bi mu ngi bëgg a yàq te bébé amul souvent jigéen bi la ñuy xool duñu xalaat dara ki góor loolu moo ñu gën a tardeel or góor yu bare tamit ñoom dañuy xool ni ils sont virils c'est-à-dire am nañu kattan dañu yaakaar ne lépp foofu lay yem boo leen waaye ne est-ce que seet nga sa bopp moo tout de suite que ça soit illettré ou cadre duñu ne ñu man dara jot ma donc loolu assurance boobu moo ñuy gën a tardeel et puis parents yi tamit dañu ci dugal loo xam ne du noonu donc bu ñu jéem a waxtaanee di sensibiliser les gens que ñaar nit yu sëy ñaar yëpp mun nañu am problème boo xam ne du ñu mën a am doom loolu la ñuy wax Diassir donc Diassir boo gëstoo dëgg mun na nekk am na ñoo xam ne sax du ñu gis médicalement du ñu gis feebar bi duñu gis feebar bi te du ñu xam lu tax nit ki mënul am doom boo demee ki jigéen ji mun na dem naa gynécologue partout sama écho yëpp a ngi nii dara jot ma ki ma woo barki dem Pagaw su doguma la sax loolu la ma wax daf ma ne sëy naa juróom-ñaari at gynéco bu xalaat Sénégal tegtal nañ ma fa dem naa façon analyse yëpp def naa fa tout est normal waaw boo demee ki góor yi tamit góor yi souvent du ñu nangu dem góor bu nangu dem vraiment nga xam ne dañ ko jëkkër jabaram moo ko forcé wala ñu nangu dem daal ay ñu raar lañ barewuñu parce que ki ñoom dañu yaakaar ne tant que mun nga satisfaire sa jabar sexuellement lépp foofu la yem or que du loolu parce que am na loo xam ne sax lu tuuti la yaa ngi koy def te xamoo ko mën na tere sax cigarette bii scientifiquement dañu docteurs yi dañu xam ne la nicotine mooy ferñeent bu nekk ci biir tabac bi dégg nga spermatozoïde am naa suma benn xarit bu doon wuti doom parce que ak jabaram amul joxuma ko benn garab dama ko ne carrément bàyyil cigarette boo bàyyi cigarette fii ba 3 mois bu kenn dara sottiwul nga ñëw ma jox la garab après avoir consulté les médecins dem na def spermogramme yëpp gis nañu ne amul benn problème ma ne ko cigarette bu ngay tux boo ko bàyyee fii ba 7 weer bu dara sottiwul nga ñëw ñu jéem la jox garab mais dafa bàyyi cigarette bi rek 7 weer yi balaa 7 weer yi jot rek jabar bi ëmb donc voici un cas boo xam ne
bu amulee ku xam loolu mun na dem fu nekk ñu koy waxal loo xam ne nopp mënu ko dégg jigéen yi tamit jigéen moom jaar si moom yomb na lool parce que jigéen tortoram guddul fan fécondité am dafa gaaw fay dégg nga jigéen bu amee ñaar fukki at ak juróom sëy organam yépp day laaj nekk kuy namp donc bu fekkee ne loolu amul doom amul lu war a dajale pour nekk doom dina dajale nekk fibrome wala kyste wala myome donc képp koo gis mu toog ba 38 ans wala 40 ans di door a sëy dina am problème soit problème kyste soit problème myome wala fibrome des choses comme ça donc yooyu yëpp jar na xam loolu tax teel a sëy baax na sa doom bu demee mat na sëy am kum bëgg may ko mu teel a am parce que bu yee am rek problème plus ñu gën a dem kanam plus affaire am doom bi gën a jafe. fécondation bi. fécondation bi. mais Pago su bokk na ci itam ci li ñuy wax ne cycle jigéen itam comme ni nga ko waxee. dafa gàtt. durée de vie ovulum dafa gàtt kon ku ci xamul sa période de fécondation wala de fécondité. itam dina bokk ci liy retarder prise de grossesse yi. waaw loolu tax ma ne dans une émission ma ne jigéen boo gis weer bu nekk benn semaine rek la mën a ëmb benn semaine passé xanaa beneen weer donc loolu yëpp jar na nit ku nekk war na xam ban moment la am ovulation dégg nga mais mun nga ovuler sax nit ki jigéen mun na ovuler dégg nga te fekk borom këram parewul pour loolu donc ovulation bu amee fekk sëyul ak jëkkëram dara du mën a am dégg nga loolu moo indi souvent problème immigré yi dégg nga saa buy ñëwee dégg nga souvent dañuy fekk ovulation bi passé dégg nga def une semaine demaat dégg nga ñëwaat buy ñëwee fekk passé duñu ko préparé wala xamuñu nu ñu koy préparé donc couple war na préparé ovulation bi dégg nga pour mu mun a am forte sens fécondation bi mën a am. Pago su ñu bari dañ naan stress ci ku góor ki comme ku jigéen ki mun na tax am doom jafe. waaw stress kay mun na indi koor yu bari stress moom baaxul parce que stress mun na la jox yeneen mandarga yoo xam ne du benn feebar stress moo la ko joxe dégg nga da ngay gis koo xam ne mu ne man daal stress bi dina tax dégg dootul nekk góor sax wala bu nekkee ak soxnaam rek lépp lu mu bëggoon yëpp day wàññeeku dafay stressé dégg nga en quelque sorte dafay yaakaar ne dafa yomb wala fekk yombul stress mooy joxe loolu dégg nga donc tout ça couple bi war na éviter yooyu dégg nga il faut préparer les conditions favorables pour fécondation bi am loolu la nit yu bare xamuñu dégg nga loolu tax man bu ma gisee jigéen ñi jël ay pilule même pilule yi ñuy jël nii waaw benn doom rek nga commencé jël pilule te pilule am na pilule yoo xam ne boo ko jëlee dégg nga day tax doo gis sa règle day tax doo gis sa règle loolu boo ko defee avec une longue durée dégg nga mën na la yóbbu sax dégg nga ménopause précoce dégg nga loolu tax def ko naturellement nga éviter les rapports pendant les périodes de fécondité moo gën a baax. mooy contraception bi gën. voilà loolu la ñuy wax méthode Osino dafa ne jigéen bu nekk. dégg nga temps la war a
am fécondation à partir des règles ainsi de suite. ku nekk ku jàng loolu rek ba xam loolu dégg nga tu n'as même pas besoin de contraception. mais pas que am na si ñoo xamante ne seen règle normale am na ñoo xamante ne dañuy tëbal mun nañu toog weer bi ñu gis ñu toog ñaari weer wala ñu toog ñetti weer du ñu gis seen règle ndax ñooñu itam mën nañu calculer li nga xamante ne dañu mën a calculer mooy parce que dañu am lu ñuy wax dystrophie ovarienne dystrophie ovarienne boobu nag dañu koy faj boo demee côté nu mu tudd si côté médecine moderne dañuy jox luténil et consort pour mën a régulariser loolu bu cycle bi normal c'est facile de contrôler mais bu normal comme les cas de dystrophie ovarienne dégg nga dysménorrhée wala nga gis nga toog ñaari weer ñetti weer gis loo ko nga jékki-jékki gis ko il faut que nga maîtriser bi bu ñu ko maîtriser alors là c'est possible mais tant que maîtriser ñu ko mënuloo ko et puis c'est même bu kenn maîtriser nañ ko am na góor yoo xam ne ñu mel ni comment mënoo tudd dégg nga alors du ñu respecter décision de madame par exemple. man dama respecter décision madame. ah dañ laa tudd. waaw man am na góor yoo xam ne du ñu respecter décision. man ngay waxal. ah considère bul mu indi coow. man ngay waxal xam naa la non dama la xam je te connais très bien. je te connais très bien man. yow rek di yow mosuloo ñëw ki man pour wax ma lu mel ni yooyu mais am na ñuy ñëw ci man. waaw léegi li nga wax sànq moo tax waaye continuer la. dégg nga parce que nga provoqué. waxuma dama am na góor yoo xam ne du ñu respecter. décision madame. décision madame. waaye avant boobu am na li nga wax. waaw maa ngi lay dégg je te suis. waaw d'accord mais. mais su loolu itam pour góor ñi respecté ko doon loo xamante ne lu jafe lay doon te soxna yi itam duñ leen ko mën a beñal suñu xoolee société bi ni mu tënkoo si l'islam li mu ci wax ak yooyu. de ce fait day doon benn problème boo xam ne loolu mooy yóbbee suñu soxna yi di utiliser ay contraception. mais contraception d'accord bu du tantuwaa bi ñëw. xamuñu woon contraception mais même bu ñu ko xamee tamit autrement la ñu koy def jigéen buy nampal du nekk ak jëkkëram day ñibbi kër papa wala day am lalam à part suñu maam yi loolu la ñu doon def. waaye day fekk ñu amoon ay ñaar ñett ba ñeenti jabar nga ne. da doon fekk ñu am ñaar ñett ba ñeenti jabar. ñeenti jabar question doole la loolu ku amul doole mënoon am ñeenti jabar. bari woon na ci ñoom nag mag ñi moom. waaw ñeenti lañ daan am. waaw loolu mais nag loolu yéen jamono bu ñu toll léegi ku leen indi rakk rek ngeen indi ko problème. du ñëpp a koy du ñëpp a ko bañ. kay rakk moom. ma ne. ñëpp Fabel yéen problème yëpp yéen jigéen ñi. foofu nag Fadel su laa àndal de. ku leen indi. Fadel su wax na dëgg de. moment yii. ku leen ngeen xuloog moom ngeen génne seen kii yi. ku leen bëggee indi rakk rek. ngeen indi problème. loolu affaire bi waaye di ngeen xam ne il faut ñu indi leen rek. bon affaire. naam lan la wax mu ne. nee na di ngeen xam ne il faut ñu indi leen rek. te musul defee nii moom am na ko moom. c'est normal c'est normal dégg nga loolu fait normalement. pour benn dégg nga man ci. alxuraan ñaar lañ commencé. ñaar wala ñett ba ñeent. boo mënul yooyu yëpp nga yem ci benn. waaw kay mais boo amee mais xamoo ne bu njëkk ba suñu maam yi booy see ñuy am ay jabar yu bare c'est pas autre chose c'est pour avoir les enfants. pour doom yi la. doom suñu maam yi alal la boo xam ne yàlla moo la ko jox. dégg nga suñu dëkk en tout cas avant ku gën a bari doom dégg nga moo gën a nekk. moom la ñu gën a respecté. non moom la ñu gën a respecté doo saba respecté mais dañu koy ragal sax. dañu koy ragal dañu koy respecté ragal ko parce que alal yàlla la bari. dégg nga bon donc yéen boo leen bañee loolu problème la donc suñu modernisme moo indi yooyu yëpp. mais loolu dara nekk parce que man sama papa ñeenti jabar la amoon mais man ñett laa am man suma doom yi ku nekk benn la am xalaatuñu sax ñaare dégg nga xalaatuñu mais lu indi loolu
parce que culture occidentale wax na góor gu nekk war nga yem ki benn ay yooyu. ak fitness café yi quoi. mais boo xoolee jigéen ñi ñoo gën a bare góor yi. ba ku nekk yem ki benn ñeneen ñi de luñ sëy dina doy waar. pas góor daal. da ngay am ñett ba ñeent soo ko mënul ba mënoo ko nga yem ci ñaar. nga yem ki benn. avec débat bi dem na feneen. débat bi nekkatul fu mu nekkoon. waaw débat bi nag am na yoo xam ne day xëcc mu jëm seen côté. waaw wax li leen ñor. waaw boo mënul am ñeent wala ñett nga yem ki ñaar. waaw boo mënul am ñaar. waaw ba tey yow bàyyi yow tamit yaa ngi topp mouvance bi. ñu ngi xëcc nga ndax ñoom xam nañu kan wax dama leer ñoom ñaar ñii xam nañu kan wax loolu. baa ma indiwaat la jaasir bi baa ma indiwaat la. mais Pagasu xam nga ñu ngi wax ci wàllu stress bi sànq. ak pesanteur bi parce que man ki ma doon waxal mujj gi dama dem ba man sama bopp. sama xol dafa tooy. parce que ku la ne. su ma nekkee sama kër su ma sëqatee sax sama goro laajte lan moo ma dal. su ma feebaree si biir perfusé ma sax sama ay njëkkee tàmbale naan maay jënd xar bi te xamaguñu lan moo ma dal. kooku loolu yëpp mu yenn ko. dañu kumpa rek dañu kumpa xam nga yooyu. dañu kumpa yooyu sax dafay stressé nit. kooku loolu yëpp nag mu yenn ko say 8 ans amagu ci doom kooku def analyse yëpp dara nekku ci peut-être que loolu rek mën na téye li nga xamante ne moom moo di butitu njurukaay. le fait que ñëpp di ko xaar. ah loolu mën na nekk parce que man am na ku ma faj te kooku pendant 12 ans mu ngi wër ci docteur yi. mais keroog bu mu aussi ne doom bu jigéen dafa yóbbu xale bi fépp mu doon jaar rek di uti garab dégg nga jaar na foofu pour présenter la doom bi. fu mu mujjee docteur bi mu ne ko yow fan nga jaar dégg nga mu ne ko kii Samb laa mujjee dégg nga dafa ànd ak kooku ñëw di ma seet. di ma ne voilà Samb yow yaa doon faj kii ñu ne waaw lal nga gis ki moom te loo xam ne ñun gisuñu ko parce que kii ñun def nañu lépp gisuñu loo xam ne lu taa ma ne ko mbir yàlla kenn nit kenn mënu ko gëstu ba nga xam lépp non c'est pas possible da ngay def rek dégg nga dénk ko yàlla dégg nga yàlla def lu mën yàlla scientifiquement kenn mënu ko démontrer parce que am na yoo xam ne dégg nga gis naa koo xam ne dafa doon naan am na fu nekk la dem mënul bay naan dégg nga mais am na koo xam ne dafa bind saafara nii rek jox ko rek bu toogee ku naan rek ki wetoon rek tout de suite day daw xam nga loolu mbir yàlla kenn mënu ko scientifiquement kenn mënu ko démontrer doo tax affaire faj moom lu gën a bare yàlla moo ki dugal loxom rawatina si wàllu doom waaw yàlla moo ki dugal loxom mais tey jii ndax amul ay xam nga des fois en général am na yenn yoo xam ne soo koy def nga koy nàndal ndax biir tey jii biiru jigéen ci wàllu médecine traditionnelle mun nañ koo nàndal ba nga xamante ne mun na féconde waaw parce que bu fekkee ne trompe yi dañu bouché kenn trompe dañu bouché souvent am na koo xam ne sax mu ngi may wax ki fan yi mu ne dafa dem analyse ñu ne ko mu ngi ëmb dégg nga après mu woo ma mu ne ma ñu ne ma dama ëmb mais man fan yi damaa gis sama règle ma ne ko loolu dee am parce que bu fekkee ne grossesse extra-utérine la dégg nga mën nga gis sa règle dégg nga boobu nag bu docteur yi defee gëstu mun nañu aspirer dégg nga wala opérer ko dindi ko dégg nga loolu mun na am parce que am na grossesse tant que nekkul ci biir butit jurukaay bi dégg nga du nekk grossesse encore boo xam ne nit mun na ki yaakaar donc yooyu yëpp jar na ñun traditionnaliste dañuy préparer d'abord lal embryon bi fu mu war a lal d'abord parce que souvent bu fécondation bi amee bu demee fu mu war a toog lal bi préparé ñu ko dégg nga lu ñu tubaab di wax nidation dégg nga souvent daf koy rejeter toujours
donc loolu yëpp dañ koy préparer ñun traditionnels yi xam nañu ko tubaab yi tamit xam nañu ko. dégg nga mais le grand problème actuellement dégg nga affaire fibrome yi. affaire fibrome yi bari na lool. myome ak kyste yi bari na trop. kyste fibrome waaw myome mooy mujj nekk benn la rek. mu tuuti ñu nekk myome bu ree ñu nekk fibrome. dégg nga mais benn la. jigéen boo xam ne mat na sëyu 95% de chance mun na am loolu dégg nga góor yi nag dégg nga souvent dañu am feebar boo xam ne mun na leen tere fécondé te duñ doo xam am na lu yàggul sax benn patient indi ma lu mel loolu moom xamul lu tax mu nekk azoospermie c'est-à-dire ci biir manu bi amul ferñeent yoo xam ne mun na développer dem féconder l'ovule. dégg nga dañu seet dañu def biopsie façon bu nekk lañu seet xamuñu lu tax. dégg nga yaakaar ne bu mu nekk xale nit ki bu mu nekk xale dafa amoon oreillon. oreillon luy. waaw sekkee voilà. oreille yooyu dégg naa boo si c'est mal soigné. mun na dem ba. jigéen comme ci góor. waaw mun na dem ci yàqal ko. jur kaayam. dégg nga du ñu xam. lu tax. lu tax waaw dégg nga loolu science wane na ko donc boo seetee profondément góor war na dem seet boppam jigéen war na dem seet boppam.